mbokk yi ñu ngi dal baax seen émission édition du soir comme ni ñu koy amalee ay bés bu nekk fii ci xibaaru Bambouck tey nag ñu amaat fi ay gan ñu fas yéene waxtaanee ci benn kuréel gi nga xam ne daal dinañ koy samp ni ko démb duñ ci xuus dañuy daal di jox Biteye nga xam ne kenn membre la ci kuréel googu di mouvement bi mu daal di def présentation Biteye ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum mbokki département Koungheul. rawatina internetu xibaaru Bambouck. ñoo ngi leen di nuyu bu baax. di profité ci occasion bi di weeru koor bi di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di ñaan suñu borom may ñu wér may ñu kàttan ba ñu woor ko ci jàmm ak salaam lépp luñ ci julli naafila ko ci suñu borom nangu ko tasaare ko ci département bi di Koungheul rawatina Sénégal. Man nag maa ngi tudd El Hadj Babou Biteye nekk chargé de communication du mouvement pour l'émergence du département de Koungheul MDK bi nga xam ne nii démb la juddu fii ci département bu Koungheul mu tombé woon nag ñetti fan ci weeru avril fii ci siège bu fii ci lieu de département bu Koungheul. Loolu nag moom tey moo taxoon ñu ñëwoon fii ci xibaar Bambouck dinañ ci gën a yaatal waxtaan ak askan bi. jërëjëf bi tey dinañ ci gën a yaatal ci suñuy waxtaan ci sama ndeyjoor mu am ci Cheikh Diouf Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum mon frère Baye Top maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa xibaar Bambouck yëpp waaye di nuyu waa département bu Koungheul yëpp di baalu àq ñëpp si weeru sell bi ñu dugg di weeru koor ginnaaw bi ñu baalee ñëpp àq di ziare kilifa diine yi ak aada yi li tax ñu teew fii nag tey comme ni ko sama frère bi tey waxee dañoo lancé benn kuréel bu mag fii démb si département bi mu tudd mouvement pour l'émergence du département de Koungheul MDK moom lañ fas yéene ñëw fii tey pour waxtaanee ko jërëjëf Cheikh tamit ci présentation bi am na solo donc ñu daal di tàmbalee waxtaan bi ci Biteye comme ni nga ko waxee démb ngeen lancé mouvement bi mais fan la idée bi jógee parce que jékki-jékki woo leen rek woo nit ñi ne leen kaa leen bokk ci mouvement parce que am na fu ngeen ko toggee fu ngeen ko waxtaanee ba mën a tënk dara fan la xalaat bi jógee. Merci beaucoup Baye ci question bi am na solo mais ginnaaw bi ñu jógee ci élection territoriale yi. dañoo gis ne ndawu Koungheul bien vrai am neen yéene pour taxaw pour bokk ci bala di teewee fi nga xam ne ni foofu leen di jëlee ay décision mais ginnaaw bu loolu yëpp amee ñu gis ne vraiment ndaw ñi seen taxawaay aussi des na ci ñu considérer leen ci ñu responsabiliser leen te ci loolu ñu gis ne aussi ndaw yi dañoo diviser wu dañoo xaajaloo bokkuñu jubluwaay mais loolu yëpp ñu ne li gën mooy ñu toog ñu waxtaan bon kuréel gi ci waxtaan la jógee mooy ñu gis ñi nga xam ne ni mën na ne waxtaan ak ñoom ñu toog autour d'une table ñu waxtaan ci jafe-jafe ndaw ñi rawatina jafe-jafe askan bi loolu amee ci ay séances yu bare ñu ne li gën mooy neen jéem a taxawal benn kuréel boo xam ne ni dañ ciy dugal ndaw ñi mais tamit population bi képp koo xam ne am nga yéene gis ne affaire bi jublu na la nga mën ci dugal sa loxo. waxtaan boobu ndax yaatal ngeen ko ndax yéen jékki-jékki woo leen seen biir yéen ñi jàpp ne peut-être ndaw ñi dañoo am problème ngeen toog woo wala da ngeen woo ñëpp parce que am na ñoo xam ne gisuñu leen démb ci ndaje ba te ay ndaw lañ nekk ci département bi. merci beaucoup Baye ci loolu bi mu amee pour ñu dajee fii ci Koungheul dañoo woon commune bu nekk ñu woo foofu ay jeunes ñu ñëw fii Koungheul ñu toog ñu waxtaan. bi ci biir waxtaan boobu noonu. si leen sentir ne dañoo war a créer benn mouvement. waxtaan boobu noonu ci benn réunion la amoon dimanche ba la jàll. mooy bi ñu doon def lancement parrainage bi. yaakaar naa ne toutes les communes étaient représentées. d'accord waaw mouvement bi mouvement de jeunes la parce que tamit démb dajee ba gis nañ fa ay femmes ñoo xam ne seen âge dépassé na âge jeune ndax mouvement de jeunes la wala c'est un mouvement bu englobé ñëpp rek. ok mouvement bi du pour jeunes yi kese mais jeunes yi ñoo ci ëpp doole. d'accord parce que mouvement bi dafa laal couche yëpp. population bi yëpp le mouvement bi laal. ok Cheikh lan nga mën a wax ci laaj boobu mooy fan la xalaat mouvement bi jógee lan nga ci mën a yokk. voilà merci beaucoup mon ami frère Baye comme ni ko Biteye waxee noonu la demee. bi ñu jógee ci élection locale yi vraiment jeunesse bi am ci taxawaay bu déterminante. ba Benno Bokk Yaakaar am ci résultat yu baax ci département bu Koungheul. mais pas ci communes yi quand même. parce que am na communes yu bëri dañ faa daanu. waaw boo xoolee tey 9 communes lañ. d'accord waaye boo xoolee ñetti communes rek la Benno Bokk Yaakaar yi ñàkk. d'accord voilà ñi xalaat ne ñu ngi jëm ci élection législative. te élection législative yi aussi
ndaw ñi depuis 2012 dañu lépp lu Macky Sall woote président de la République dañ ko ciy gunge. mais jeunesse bi dañ leen a bàyyi en rade la jeunesse départementale de Koungheul laissée en rade. ñu ne lu tax du ñu mën a taxaw waxtaan xool nan la ñu mën a takkutoo doon benn pour que tey jeunesse bi mën a yëkkateeloo seen voix pour ñu mën leenoo jox seen gëdd. si kaw loolu comme ni ko bi tey waxee si lañu wootee une première rencontre mooy bi fi dimanche passé. rencontre bi mu ngi commencé 23h parce que événement yi amoon ci dimanche boobu jëm ba 3h du matin ñu toog jeune département bi yëpp ñëpp am représentant commune bu ne am ñu fa jógee même commune Koungheul était représenté ñu waxtaan ci ay heures yu yàgg nan la ñu def ba jeunesse bi nekk benn jiital kenn pour ñu xool saytu nan la ñu mën a def pour jëmale suñu département kanam waaye nan la ñu mën a def aussi pour taxawu ndawu département bi. jërëjëf Cheikh wax ngeen ko xalaat bi mu ngi jógee ci gannaaw bu ngeen dafay jàngat ci jafe-jafe yi nga xam ne ndaw ñi ñu ngi ko am ci wàllu politique fii ci département bu Koungheul est-ce que mën nga ñëw ñëwal ci objectif dëgg-dëgg mouvement bi. merci Baye objectif mouvement bi mooy taxawu ndaw ñi d'abord li ci njëkk mooy taxawu ndaw ñi ci domaine yu bare rawatina ci fexe def médiation bala def plaidoyer pour que ndaw ñi mën a am xëy beneen bi mooy fexe aussi ñu insérer ndaw ñi ci ay bërëbu liggéeyukaay beneen bi mooy tey ñu gunge aussi ndaw ñi xam nga ndaw ñi buñ koy wax du ñëpp ñoom ñoo am diplôme du ñëpp ñoo jàng am na ñu jàng am na ñu jàngul ñu fexe ñu am yenn ci ay financement pour mën a continuer ñoom li nga xam ne liggéey bi ñu doon def muy jéem a taxawal seen entreprise boobu bi ci topp mooy aussi gunge jigéen ñi pour ñu mën a seen bopp ci wàllu financement ak wàllu formation. mais loolu du lu yomb de est-ce que am ngeen moyen ak capacité moo xam financière wala humaine pour mën a matal loolu. merci beaucoup loolu boo gisee ñu xalaat loolu bàyyi. moo tax sax dañuy retourné waat tuuti ci ginnaaw bi ñu amee yéen a taxawal mouvement bi. dañu waxee suñu taxawalee mouvement bi li ñu njëkk a def mooy dem wuti exécutif bi commune bu nekk am na fa ay représentants. parce que dañuy bañ rek affaire bi demee côté bala ñaari nit ñetti nit di gérer. moo tax ñu am benn comité exécutif boo xam ne le nombre est impair. boo xam ne nii lépp lu ñu décider ba lépp lu ñu bëgg a def. ba lépp lu ñu planifier foofu lay jógee. mais mu am un bureau exécutif. bureau exécutif boobu noonu. coordinateur bi moom moo nekk Babou Khady Dieng ñu am mu am secrétariat am tamit trésorerie mais foofu noonu dafa am tamit lu ñu tuddee ay démembrement parce que lu ñu bëgg mooy boo demee ci village yi gën a reculé ci département bu Koungheul nga fekk fa mouvement bi bala ñu sentir ne am na mouvement bu fi taxaw pour jëmale gox bi ci kanam moo tax ñu xalaat teg ay coordination au niveau de chaque commune bu nekk am un coordinateur communal foofu tamit dañuy bëgg coordination boobu noonu mu regroupé ay jeunes yu bëri yoo xam ne ni dinañ mën a def le travail ba mu dem ci dëkk yi gën a sori ci commune bu ci nekk. d'accord Cheikh est-ce que choix bi ngeen def ci Babou amutoon polémique parce que comme ni nga ko waxee mouvement départemental ndaw ñi bëri nañ ngeen jékki-jékki rek jël Babou Khady Dieng jiital ko ndax loolu indiwutoon coow ci diggante bi. voilà merci beaucoup jiital gi ñu jiital monsieur Babou Khady Dieng à la tête du mouvement mën naa wax ne juruloon jafe-jafe jëruloon ay xëccoo ndaxte dafa fekkoon muy bay waaru yaatu si wàllu ndaw mi ndaxte aussi nit ku ne booy wax nga wax li nga xam ne nii xam nga ko wax naa ko démb au mois de septembre passé moom jëloon na engagement recenser jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Koungheul yépp te noonu liggéey foofu ñuy wax kuddu nekkoon ci ay jafe-jafe pour ñu renouveler seen contrat mu recenser la woon yépp dem def ay démarches déposer kii ba ñu ne woon lépp génn na mais finalement mu amoon jafe-jafe mais teewul ba léegi ci démarche yu noonu def fexe na ba dugal même bu dee juróomi nit la wala juróom-benn nit foofu ci barabu liggéeykaay boobu ñuy wax kudd aussi gis nañ que ne mu yàgg def ay sorties ànd seen ndaw ñi jaxasoo bi mu jaxasoo ndaw ñi gis nañ li xewoon fii devant le conseil départemental de Koungheul muy consultation populaire bi gis nañ ko aussi que ne même élection yi passé en tant que jeune dafa am taxawaay bu mu amoon surtout particulièrement dans la commune de Fass Cekkeen gunge ndaw ñi taxaw motiver ndaw ñi pour Benno Bokk Yaakaar am victoire aussi département bu Koungheul mu def organiser fi benn caravane bu am solo boo xam ne nii leaderu département bi yëpp ñoo si gis seen bopp parce que demoon nañ buntu kër Socé dem buntu kër Mayacine Camara loolu di wax ne tey moom li ko gën a yitteel mooy l'unité de la jeunesse dans le département de Koungheul. looloo taxoon bi ñu koy def comme coordonnateur amuloon benn jafe-jafe. donc il a été choisi unanimement parce que dafa tegoon ay jéego yoo xam ne dafa jëmoon ci jàppale d'abord ndaw ñi. effectivement looloo tax ngeen gën ko kii. waaw surtout.
donc est-ce que tamit nit ñi mënuñ jàpp ne comme ni nga ko waxee Fass Cekkeen la dëkk peut-être am na kilifam goo xam ne am na doole ci politique ak moyens yu mu am taxul ngeen gën a jàpp ne moom moo war a mën a jiite ma pourquoi pas yow nga jiite woon mouvement bi. merci beaucoup Baye ci question boobu noonu. yaakaar naa am na solo trop. dafay leer. dafay jar ñu leeral. que tey le choix de Babou nekkul doomu diw wala doomu diw du loolu moo ñu amal solo. tout à fait xañ na tey Babou lu muy am. ci wàllu politique bala ci ndaw ñi. moom moo koy liggéeyal boppam mais du papaam. mais loolu nag taxul ñun amuñu benn antécédent ak benn leader politique ci département bi. parce que même les maires là nos relations ne sont que bonnes. ci loolu nag tey boo gisee choix Babou bi tey moom dafa am lu mu commencé woon man commencé wu mu woon lancer mouvement moom amoon na benn mouvement boo xam ne c'est ànd dooleel Babou Khady Dieng bi ñu demee ci rencontre boobu noonu ñu wax à ce que moom mu bàyyi mouvement boobu noonu nee na moom mun na bàyyi mouvement boobu noonu mu tout tranquille pour que ñu mën a prôner l'intérêt commun loolu moo tax ñu jël ko ñu ne comme moom nangu na bàyyi mouvement bi mu créé woon pour ànd dooleel Babou Khady am na boo yu mu ci àndaloon man bokkuma ci woon keneen bokkul ci woon keneen bokkul ci woon bi ñu àggee ci sens boobu mu ne moom mën na bàyyi mouvement am de côté moom mu ñëw ñu taxawal benn mouvement boo xam ne c'est à caractère départemental mais loolu moom su ko defee bon tey su amee kenn ay proposition yoo xam ne pour diriger ce mouvement moom mu taxaw ne moom bëgg na la jeunesse tamit ñëw ne bon ñun suñ choix porté neen ko ci yow yaakaar naa ne du question doomu diw la bala Fass Cekkeen la dëkk bala Lour la dëkk ok est-ce que du lu daan am mooy am parce que souvent da ngay teg mouvement jiital kenn moom mu am privilège am accessibilité di yéeg yéen ñi nekk ci ginnaaw doo leen gis seen bopp ci mouvement bi est-ce que du loolu histoire boobu du répété waat. merci beaucoup Baye ji nga loolu sax question bi nga posé bi ñu amee suñu dernière réunion avant ñu naan mouvement leen di créer bala association loolu posé woon na foofu noonu parce que dañ naan li ëpp mooy dañuy utiliser la jeunesse utiliser la population du département pour l'intérêt d'une seule personne pour ñu jàppale ko moom mu yéeg ñu des toog di xaar loolu leen gis ne loolu dafa war a jeex ci département bu Koungheul li ñu bëgg mooy dañuy ànd côte à côte ñun nekkuñ ne dañuy jiital Babou ñun ñu des ci ginnaaw dañuy ànd nii loolu moo tax sax au sein du mouvement ñu ne leen fexe mouvement bi am ay instances de décision ba nga xam ne décision yi ñëw du Babou moo koy jël du un bitey moom moo koy jël noonu loolu leen ci xalaat te incha allah dañ ko bëgg structurer à ce que même li ñuy def du Babou mooy dem Dakar bala ñëw à Koungheul ne lii leen di décider mais lépp lu ñuy décider ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mouvement bi ñoom ñooy àndandoo décider ko ensemble. Cheikh loo mën a yokk ci loolu. voilà merci beaucoup par rapport ak le fait que tey monsieur Babou Khady Dieng nekk responsable politique ci département bu Koungheul ak ci commune Fass Cekkeen waaye ñëw fekkoon aussi papam nekkul loolu ndax loolu nekkul ne li papam am doole ci département bi am nekk kilifa ci Benno Bokk Yaakaar moo tax ñu jiital ko dañ naan déet ndaxte il faut faire la part des choses tey kenn ku ci nekk yaakaar naa ne bu dee am nga waajur boo ko gisee mu ne ci àll ba di bàyyi fas nga yéene aussi fekk ko ci tool yi di ko bàyyile Babou ci loolu la nekkoon mais aussi il faut que ñu xam ne tey dafa jot carrément ñu reconnaître monsieur Babou Khady Dieng ci département bu Koungheul en tant que responsable politique moom papam nekk na politicien nekk na responsable politique mais ça n'a rien à voir avec tey moom li mu doon li nga xam ne nii moom moo ko liggéeyal boppam moo ko bàyyal boppam ndax papam day faral di wax rek ne man Babou tey boo bëggee jëriñu ci politique boo bëggee am dara ci politique da ngay dem ànd ak xale yi nga liggéey mais pas ñëw wéeru ci man donc loolu ñun sukkandiwuñ ci l'honorable maire Mohamed Dieng pour jiital Babou. d'accord donc li nga wax am na solo ci lancement bi aussi dégg nañ mu ne dina jox lu toll ci 100 tonnes semence li nga xam ne mooy mouvement bi loolu tamit mënul indi jafe-jafe ci seen diggante parce que souvent nit ñi mën nañ ànd mais bu fekkee benn intérêt ñëw na muy xaalis wala benn muy jiwu rek xëy na coow mun naa am wala yéen da ngeen ko teg ci yoon ba nga xam ne ki ci war a am dina ci war te du am coow. merci beaucoup Baye. xam nga jamono bi ñu toll nii. dañoo toll ci jamono jëf. le temps de l'action foofu leen toll. moo tax tamit dañ ne bu ñu créé mouvement bi rek. xool benn journée ñu dajee Koungheul. dajale askan bi wax tasaaroo. mais bu ñu jógee foofu nañ dem vers l'essentiel. ñu pour ñu loolu am. il faut mu am loo xam ne lu ñuy teg la. gannaaw loolu dañ ne léegi gannaaw bu ñu tegee mouvement bi ci lan leen war a jublu. mooy ñu dem wuti partenariat. dem wuti ay moyens. xam nga tey képp ku bëgg a jàppale askanu Koungheul bala nga am loo xam ne da nga koy teg pour askan bi ci seen bopp il faut nga am ay moyens il faut nga am ay relations il faut nga am ay collaborateurs loolu nag pour mu am il faut ñu am lu ñu commencé moom le coordinateur en personne Babou Khady Dieng moom moo porté volontairement taxaw ne
man ci sama fonds propre ci sama doole boobu dinaa jël 100 tonnes d'arachide ma mettre à la disposition de ce mouvement. mais loolu est-ce que loolu du tax moom mu jàpp ne moom mouvement parce que bu ñu tàmbalee rek mu jël alalam dugal ci est-ce que loolu moom bu demee ba daj jafe-jafe am bu ngeen waxee day wax ne man maa moom mouvement parce que man maa koy financer. ok mais loolu noonu. pour moom mu jël affaire am def ci. man sama doole bala sama xam-xam noonu laa koy indee di ko ci def. xam nga demeewul moom li mu am la indi. man li ma am laa indi. xam nga tey man bu may ñëw déplacé wu de Lour à Koungheul pour ñëw ci plateau de télévision. ci antenne xibaar Bambouck di wax. ci loolu man li ma mën loolu laa def. moom li mu mën la moo tax dañu bëgg rek bépp ndaw bu nekk ci département bala képp koo xam ne nii ci département bu Koungheul nga nekk ci sa doole fu mu toll ci li nga mën nga indi nga dugal ko ci xam nga tey boo gisee loolu xam nga ñu ngi xalaat pour dem rencontrer ministre de l'agriculture dem rencontrer le ministre de l'élevage dem rencontrer les organisations ci sens boobu noonu il faut mu am loo xam ne lu ñuy teg la te boo gisee loolu dañ naan ci ndaw ñi lu ëpp fii dañoo dëkk ci zone boo xam ne nii zone rurale la peut-être Koungheul bi nga xam ne mu neen ko épargner tuuti mu nekk Koungheul commune boo xam ne semi-urbain la parce que tey ñun les autres 8 collectivités territoriales foofu mbay ak sàmm rek moo fa ne amul beneen activité te lu ëpp ci ndaw ñooñu mbay moom leen di def waaw moo tax mu xalaat ne tey war na am loo xam ne lu ñuy teg la pour ñu mën ci commencer aussi gis nañ ne jafe-jafe ndaw yu gën a am solo ci département bi wàllum xëy la ban taxawaay la ci mouvement bi fas yéene am ok léegi boo gisee comme li nga wax Baye boo gisee tey problème mu xëy problème dafa nekk loo xam ne dafa jaaxal sax état du Sénégal fi ñu toll nii ci loolu tey boo gisee mbiru xëy yooyu noonu peut-être ñi nga xam ne ñoo dëkk ci yenn zones yi ñoom nekkul problème si ñoom parce que am na ñu leen siy jàppale am na ñoo xam ne ñoom ñoo koy utal seen bopp mais boo ñëwee dans le monde rural ñoom ñoo ci gën a ñoom la chômage bi gën a laal parce que jàppuñu si dara moo tax ñu xalaat ne même boo jëlee tey au niveau de la région am na ñu ñuy jox ay postes de responsabilité am na ñuy jox xëy mais les jeunes du département de Koungheul bokkuñu ci dañ leen épargner totalement te loolu ñoo gis ne discrimination boobu noonu warul am parce que jamono biñ toll président de la république lu mu woote mooy neen fexe ñu jàppale ndaw ñu ci xëy jàppale leen ci formation jàppale leen ci insertion jàppale leen ci formation jàppale leen ci financement buñ tollee ci niveau boobu noonu tey mouvement bi taxaw ne dafay taxaw ndaw ñi slogan bi bala devise bi loolu la taxaw ndaw ñi mooy dañuy xool dem fi nga xam ne ni foofu leen di joxee xëy ñu dem demander à ce que ñu am fa benn quota dem rencontrer les autorités ci yenn direction yi yenn ministères yi pour ñu xool ba lan leen di mën a octroyer pour ñu mun ko jox ndaw yu département bi Koungheul ñu mun ci sant seen bopp. absolument waaw. ok loolu am na solo donc dañuy àddu rek ci wàllu mouvement politique la ban orientation ngeen ko fas yéene amal parce que bu fekkee ne rek teg nga ko ci département bi bëri na ay leader ndax kenn day jug rek ngeen dem ànd ak moom wala yéen ci kan ban orientation politique daal la mouvement bi am. voilà comme ni ñu ko waxee démb rek. mouvement pour l'émergence du département de Koungheul. c'est un mouvement boo xam ne nii d'émergence politique mais aussi sociale donc ñun nag lu ñu mën a wax rek affirmer ko confirmer ko mooy que ne mouvement bi mouvement boo xam ne pour ndaw département Koungheul yépp la ëmb waaye mouvement bi la ñi ci ëpp nekk ci mooy ndaw ñi nga xam ne ñi tey ñoo nekk ci mouvance présidentielle di liggéeyal président de la république donc képp koo xam ne nii tey politique bi nga xam ne nii président de la république mu ngi koy def nga nekk ndaw gis nga ci sa bopp wala nangul nga président de la république ñu ngi lay tàllal loxo fas yéene ànd ak yow ci mouvement bi di wax ne boo xoolee tey turu mouvement pour l'émergence du département de Koungheul ça colle carrément avec la vision de son excellence monsieur le président de la république parce que bu ñu fàtte ne taxawal na plan Sénégal émergent donc tey bu ñu ñëwee taxawal lu mel noonu dañuy matérialiser dañuy concrétiser sa politique dans le département de Koungheul di wax comme li nga wax sànq ci ginnaaw que ne ndax wàllu gerte gi du jur problème man jàpp ma ne dina jur problème wala baa bu joxe gu mu joxe dina tax mu def la mainmise sur le mouvement yaakaaruma loolu ndaxte 5 ans ci ginnaaw mu ngi doon def lu mel noonu daaw joxe na 52 tonnes de semences distribué ko dans les 9 communes yi nga xam ne ni ñoo composé département bu Koungheul ba am ñu doon wax ne gis nañ ci seen bopp ñi ne gisuñ ci seen bopp xam naa looloo tax ren mu ñëw ñi teg mouvement bu bees mu yokk doole ji def ko 100 tonnes de semence bi tey ban taxawaay ngeen fas yéene am ci leader yi de nekk ci département bi ndax gis nañ tendance yu fi am élection locale yi passé creusé na ko ba fi ministre Ndeye Saly Diop Dieng ñëwee aussi gis nañ ne déggoo bi amul tey bu amee ñi aw fii ñi aw fee mouvement bi ban taxawaay la fas yéene am rawatina élection législative yi nga xam ne fa lañ jëm. merci beaucoup Baye fi nga waxee noonu surtout jamono bi ñu toll jëm ci jamono investiture pour les élections locales du 31 juillet 2022 ci loolu tey ñun jàpp nañ ne leader yi nekk ci département bi yëpp benn leen si ñun parce que tey ñun ñëpp lu ñuy nangu mooy
ñun ñoom njabootu président de la république Macky Sall leen ci loolu nag mouvement bi moom xalaat bi mu ci am mooy dem rencontrer leader yu nekk ci département bi yëpp wax leen ne leen am na mouvement bu fi juddu mouvement bi lii moo ko tax a jóg c'est un mouvement politique mais un mouvement de développement pour ñu changer politique politicienne bi nga xam ne ni moom leen doon teg ci département bi pour que askan bi mën ci sentir seen bopp du dañuy xaar ba campagne électorale askan bi door a commencé xam ne am na lu fi xew ñu jox leen ay t-shirt jox leen ay pancarte jeunes yi topp ci ay oto di daw loolu dafa war a nekk loo xam ne lu jeex lay doon ci loolu nag li ñuy woote rek mooy dans la division on ne peut rien réussir moo tax dañuy d'abord en premier dañuy appeler la jeunesse à l'unité d'abord on s'unir comme un seul homme pour ñu mën a agir ensemble pour changer le département ci loolu nag les leaders là am neen ci part de responsabilité man bàyyi personnellement man miy wax ak yow amuma benn antécédent ak benn leader politique ci département bu Koungheul xaj na nag nekkuma booyu benn leader parce que man bu may militer fa ma dëkk lay militer muy Lour Escale ka fa nekkal président de la république Macky Sall moom lay gunge moom lay jàppale mais taxul man ak yenn leaders yi nos relations ne sont que bonnes amuñu benn jafe-jafe loolu nag dañ ciy woo ñëpp pour ñu ànd président investir ñi muy investir ñu gunge leen ñu am ay résultats yoo xam ne ay résultats yu satisfaisants la de même que si yeneen département yi pour président mën a am majorité à l'Assemblée nationale pour mën a continuer programme ak projet yu mu am ci Sénégal. daal mouvement bi su ma déggee bu baax li nga wax mooy dooleel président si mouvance am ngir mu mën a wéyal li nga xam ne moom liggéey bu muy amal ci réew mi. effectivement bokk na ci. mooy gën a jàppale président de la république ci liggéey bi nga xam ne ni moom lay amal ci département bu Koungheul. d'accord Cheikh loo ci mën a wax. voilà comme bi tey fu mu daanelee rek wax ne tey ñun amuñu xarma yàlla ak leader yi nekk ci département bu Koungheul. que mu nekk monsieur Mayacine Camara ma koy nuyu à passage di nuyu leader yi fi nekk yëpp toog nañu moom mu ne yéen ñi nga xam ne nii ay ndaw ngeen yéen a war a yor relève suba pour département bu Koungheul donc il faut que ngeen am comportement bu baax donc mouvement bi mouvement bu dajale ndaw département bi la mënoo da ngay dajale ndawu département bi ba pare ne da ngay xaajale leader yi loolu du objectif bu mouvement bi donc on appelle à l'unité Nelson Mandela daf noonu wax ne aucun homme ne peut atteindre son aucun homme en agissant seul ne pourra pas atteindre son objectif cela renvoie que ne pour que tey ñu réussir lii ñu bëgg nii faaw ñu tàllal loxo ñëpp woo jeunesse département bi yëpp moo tax sax si comité directeur bi comme ni ko bi tey waxee impliqué nañ si 9 communes yëpp waaye du ñu yem foofu noonu bëgg nañ commune bu ne am coordonnateur déjà am na mais coordonnateur communal bi moom it élargir fexe village bu nekk moo am fa benn représentant pour que ñun jeunesse département bi yëpp ñu àndandoo nekk benn say agir en un seul homme pour yëkkati suñu département waaye aussi pour jàppale président de la république ci vision bi mu am ci Sénégal ni ñu matérialise ko fii ci département bi Koungheul. te fi ngeen toll ci wàllum reconnaissance bi parce que tamit teg mouvement foog mu am këyit yoo xam ne dina firnde ne mouvement bi ça existe juridiquement. merci beaucoup Baye je pense que loolu démarche yi ñu ngi ci. parce que instant bi nii ñu ngi travailler ci loolu. ba nga xam ne ni tey dinañ dem ci fi nga xam ne foofu leen war a wute kayit yooyu noonu pour ñu mun a jëmal mouvement bi pour ñu mën a ko reconnaître juridiquement. est-ce que yéen a ngi xaar tamit ñu fas ñeneen ñoo xam ne ànduñu ak yéen ci seen gis-gis jàkkaarloo ak yéen. waaw loolu mën na nekk. parce que tey Baye. nit ku nekk tey am yoon bi nga gis. bi nga aw moom gisul yoon boobu noonu. yow gis-gis bi nga am moom amul boobu noonu. mais instant bii nii. lépp loo xam ne ni doomu aadama da koy def. ñaan na yàlla ñu koy critiquer positivement. mais ñaan na yàlla aussi ñu koy critiquer négativement. mais lépp loo xam ne nii tey nit da koy wax. jëmale ko ci mouvement bi bala si ñun ci suñu turu bopp. tey loolu dañ koy nangu ñu xool li nga xam ne nii moo ñu ci amal solo ñu jël ko. li nga xam ne nii amalul ñu solo ñu teg ko fële. mais li ci ëpp solo rek mooy ku ci nekk am na si jàngat. ku ci nekk am na ci gis-gis. ku ci nekk sa gis-gis sa jàngat mun ne la ko nangul. mais li ci ëpp solo mooy ñu ngi tàllal loxo ñëpp. à ce que ñëpp jàpp ci mouvement bi. xam ne mouvement bi suñ ko jàppee. doomu Koungheul ñoo siy gis seen bopp. ñëpp daal mën nañ cee gis seen bopp. incha allah bu neexee yàlla su dee jàppante neen waaw. lan ngeen di xaar ci askan wi parce que tamit comme ni ngeen ko waxee mouvement de développement politique la mais aussi c'est un mouvement de développement donc askan bi tamit war nañ cee mën a gis seen bopp donc lan ngeen di xaar ci ñoom. merci beaucoup tey boo nee da ngay taxawal benn mouvement. pour développer benn gox askan bi si boppam yaakaar naa moo si war a njëkk boppam. bi tey wax na ko ci ñu devise mooy taxawu ndaw ñi. mais du ci ndaw ñi kese la ñuy yem. tey boo xoolee tey. le coordonnateur départemental souligné na ko démb monsieur Baba Khadidien mais moom lii fekk na ko muy def ay démarches auprès d'une banque boo xam ne mu ngi installé Kaolack moo xam ne day financé jigéen ñi pour ñu am jàppale leen pour ñu am financement fas na yéene indi banque boobu muy installé fii dans le département de Koungheul pour jàppale jigéen ñi te yaakaar naa ku jàppale jigéen ñi jàppale nga xale yu gën a ndaw ñi ndax jigéen ñi charge bu ñu yor ci maison yi dafa ci kër yi dafa am solo lool donc pour wax na daal mouvement bi
incha allahu rabbi bëgg fas nañ yéene département Koungheul yëpp gis ci seen bopp. jigéen ñi muy ndaw ñi ci wàllu emploi lépp la ñuy yëngu daal. comme ni ko bi tey waxee aussi critique mënul ñàkk. critique mënul ñàkk ku taxawal dara loo xam ne nii lu bees la séntul ñu sànni la ay xeer. mais le plus important mooy yow li la animé gëm-gëm bi engagement à servir le département de Koungheul ñun loolu rek moo ñu amal solo mais pas luy nit ñi di wax. bu dee critique boo xam ne nii critique d'orientation boo xam ne da lay guider. boo xam ne da lay kii nii xam nga critique positive am na. boobaa dinañ ko déglu utiliser ko jëfee ko. ok donc loolu am na solo feuille de route bi tamit ndax yéen a ngi ciy liggéey parce que en dehors ci semence bi ngeen di joxe ak emploi ndax fas yéene ngeen def yenn activités yoo xam ne askan bi dinañ gën a sentir ne am na mouvement bu judd bees bu indi lu ñeneen ñi amutoon. merci beaucoup Baye question bu am solo nga posé foofu noonu. moo tax lépp loo gis ci àdduna dañ koy organiser. loolu moo tax au sein du mouvement le comité exécutif bëgg a woote benn daje bu gën a gàtt fii ak ñaari semaine pour ñu élaborer benn plan d'action. parce que tamit soo amul benn feuille de route amoo yoon booy jaar da ngay bëri ay jàdd bala li nga bëgg da nga koy làmbatu rek. moo tax ñu bëgg a teg lu leer teg benn plan d'action boo xam ne ni day am suivi heure bu ñu toogee ñetti weer yu nekk juróom-benni weer yu nekk ñu taxaw seetlu def benn bilan à mi-parcours door a continuer waat ci loolu nag tey pour mu am il faut que tey man mi nga xam ne nii am naa as tuut Cheikh mi nga xam ne am naa as tuut da yéen même les journalistes yi nga xam ne fu nekk leen leen di déglu yéen yéen ay tasaare xibaar ku ci nekk dugal ci loxoom pour nga xam ne ni lépp loo xam ne ni dañ ko bëgg a teg askan bi ñoo si njëkk a gis seen bopp comme ni mu ko waxee parce que askan bi gis seen bopp ma delluwaat tuuti ci ginnaaw comme ni nga ko waxee mooy commencé ci jeune bi nga xam ne nii tey mu ngi ci département bi jàppul ci dara amul xëy amul salaire yàlla ji taw amul jiw bu mu dem ji ñi xalaat ne mouvement bi jël na benn quantité bu xaw a am solo jox ko ne ko demal nga béy soo bayee bu nawet wàccee nga jël ko nga dem verser benn activité boo xam ne ni dina la mën a générer ay revenus parce que semence bi boobu mouvement bi di jox c'est du kenn du ko rembourser leblewuñ ko dañ koy may la jeunesse parce que nit soo koy jàppalee da nga koy jox loo xam ne ni ëllëg mën na ci commencer pour mën a taxawal boppam entreprise boppam gis-gis boobu la ok gis nañ ne tamit lancement bi nit ñi ñëwoon nañ bu baax ban message nga am bu lancé ñi nga xam ne démb ba ngeen wootee bàyyi nañ seen yitte lépp ñëw teewee seen ndaje boobu bàyyi foofu noonu li may wax rek mooy remercier encore la population de Koungheul parce que tey ak lu dul njaag la population de Koungheul ñoom ñooy njaag la population du département parce que tey bu dul ñoom mouvement mënul taxaw parce que boo wootee ku nekk bëgg nga soo wootee ñu woy si la parce que ku ci nekk démb ñun ñëpp xam nañ ne moo nekkoon premier jour Ramadan mun jamono koor Koungheul dafa métti mais ku ci nekk dagg nga sa yite pour ñëw déglu li nga xam ne ni moom leen fas yéene taxawal ci département bi te bu mu jeexee ku nekk sentir na ci boppam bon ci loolu à travers mouvement bi nga xam ne ni man maa nekk chargé de communication bi ñu ngi santaat la population de Koungheul bu baax de près ou de loin ku si jàpp ak ku si jàpp ku ñëw ak ku ñëwul mais di tàllalaat loxo ñëpp ne leen na ñëpp ñëw jàpp ci mouvement bi pour l'intérêt du département de Koungheul rawatina la jeunesse parce que ab gox pour ñu tabax ko il faut jigéen ñi il faut ndaw ñi parce que ñun département Koungheul bi benn jeune bu jógee Malem bala Kaffrine du moo ñu koy taxawal ñun ndaw département bi Koungheul ñun ñooy liggéey suñu département ba lu ñu ci fekk ñu xam ne lii la mais neen def li ñu war a def étant jeune li nga war a def ko lépp luy ñëw nga xaar nag leneen luy ñëw suñu borom moom moo koy dogal te nu ko neex la koy dogalee Cheikh loo ci mën a yokk voilà merci beaucoup comme ni ko frère bi tey waxee sànq rek xam nga organisation dafa am solo ci àdduna tey bu ñu woowee département bi yëpp ñu ñëw ñu taxawal benn kuréel lancé ko te amuñ programme aussi ci làmbaatu la ñu nekk moo tax dinañ dajeyaat pour tënk ñu ngi xalaat sax ne comme tey weeru sell wi ñu ne ak département bu Koungheul jafe-jafe yi fi ne ñëpp jotuñu seen loxo jotul seen poos nan la ñu mën a def pour agir en urgence pour dimbale leen wàcc ci yenn communes yi dimbale population bi nga xam ne nii ñoo fa ne ci weeru sell bi nii di wax ne di wax rek di sant ñëpp ndaxte kenn ku ne xam ne ne ñu bëri dañu bëgg di woote waaye woote boo xam ne nii sonnoo ci coobare nit ñi ñoom ñëpp ñu ñëw ayu si la ñu bëri démb dañuy ñëw ne ñun am na ñu ñëw tardivement ne dañu jaawale woon barab bi ñu doon koy defee mais pour wax ne ñëpp intéressé wu nañ ci mouvement bi nii même à la sortie bëri na ñu woo pour wax ni fan lañ mën a jaar pour bokk ci mouvement bi donc ñuy sant population département bu Koungheul yëpp jeunes yi ak jigéen ñi ku ñëw foofu démb dana xam ne ayu si nañ xanaa di ñaan yàlla rek mi nga xam ne nii moom ku tàmbali mën na laa yeggali yal nañu yàlla gunge si loolu ba nga xam ne nii au moins département bu Koungheul dina gis boppam ci mouvement bi ban kàddu ngeen di jox seen
ngeen coordonnateur bi comme ni ngeen ko waxee avenir jeunesse beeg famille yëpp da ngeen koo jël dénk ko muy Babou Khady Dieng lan ngeen koy digal wala lan ngeen koy yedd ngir que li nga xam ne yenn nañ ko mu woyof ci moom. ok merci beaucoup Baye. yaakaar naa ne loolu ñun di leen si sawar trop parce que xam nga dajale woon ñu yombul. parce que comme ni ko ñëpp di xalaatee. mooy dañuy ñëw jàppale benn doomu aadama bala jàppale benn nit bala pour defal ko promotion. léegi ñun dañoo romb étape boobu noonu ñun ndaw département bi. parce que yow étant journaliste fan la ci ginnaaw am na lu fi xewoon. yaa ngi ciy bàyyi xel. yaakaar naa ne loolu lu ñu mel yaakaaroon mu gaaw am fii ci département bi. moo tax nag léegi. xam nga mouvement bu dul mouvement judd na fii Koungheul. mais ban jeexital la am pour population bu Koungheul. peut-être man gisuma ko. bon nag li ñu bëgg Babou étant coordonnateur. moom muy déglu la base. muy déglu le comité exécutif muy bañ a demee xelum boppam. parce que tamit ñun bu dee ne lépp loo xam ne da ko bëgg a defal boppam. ñun dañuy taxaw seetaan nekk fañ nekkoon. mais bu dee dañuy ànd côte à côte. ñu jàpp ne lépp loo xam ne nii tey moom mooy doxal mouvement bi. dafay déglu ñun ñu xelal ko. moom mu def ci ay démarches parce que moom mën na dem démarches yi en tant que coordinateur. dem rencontrer un ministre bala un directeur général. bala dem voir le président de la république moom mën na ko def. mais am na yoo xam ne heure boo xamee ne moom mu ngi dox bu rawee askan bi na taxaw xaar leen. su demee ba déggatul leen na toog déglu leen. loolu yaakaar naa ne mooy tax ñu mën a dem fu sori. Cheikh loo ci mën a yokk. waaw loolu de xanaa di wax rek ne lu fas daw ñu làbbali ko mooy li si ne waaye yàlla xam na ne de monsieur Babou Khady Dieng subaam ngoonam ak guddeem yëpp mooy jeunesse su département bi fu ne la ñuy nit di wooyee naan dimbale la ñu jot Babou waxal ni Babou am nañ problème mu nangam waxal ni Babou ñu am problème mu nangam xanaa di wax rek di ko gën a wax na ko mu gën a bàyyi xel jeunesse bi gën a ibbi affaire yi déglu ñëpp bu ko defee rek yaakaar naa ni donte que mu ngoon si loolu mais na gën a déglu ñëpp bu ko defee ndax ngir lan jiital bi ñu ko jiital démb am na ñu ko wax charge bi rëy na ndaxte ndaw département bi yëpp ñu dajee jiital la lu tax ñu jiital la pour lu suqali développement bi waaye lu saafara jafe-jafe ndaw ñi tamit loolu yan bu rëy la waaye yaakaar naa ne aussi dina si bàyyi xel bu baax te yaakaar naa aussi dina charge boobu noonu ñun ñëpp bu ñu takkutoo nekk benn say unité boobu te xam ne moom mu ngi koy wax ne mu ngi tàllal ndawu loxo ndawu département bi yëpp tàllal na leen loxo bañ na ko ba bu yàggul ñi frustré woon ci événement bi fi amoon fii nii bëggoon a taxawal dara mu échec jël dugg na otoom dem seeti leen toog ak ñoom waxtaan ne leen man kat ndaw ñi dañ maa jiital ci benn affaire ñu war ko lancer maa ngi leen ci tàllal seen loxo peut-être ñoom xam nga lu leen animé ñoom ñoo li tubaab di wax réticence ñoom ñoo taxaw xaarandi ne dañu xool fu ñu jëm waaye moom tàllal na loxo ndawu département bi yépp ndaxte c'est dans l'unité lu ñu bëgg a jëmmal ci département bi bu ñu àndee rek lañ ko mën a mais bu ñu àndul luñ ko mën a ñu ngi bëgg a àgg ci cappaandaw émission bi lan ngay tëjee bi tey merci beaucoup Baye Top ci dalal bi nga ñu dalal fii ci siège xibaaru Bambouck vraiment ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal bu baax parce que gis nañ seen taxawaay que di leen xamal tamit askan bi ñu ngi leen di sentir bu baax parce que lii xibaar ngeen koy jotal askan bi te ngeen koy jotal ci waxtoom ak ci qualité bi nga xam ne mooy bi gën loolu dañ leen si ñaanal di ñaan entreprise bi yàlla def ko mu nekk ay télévision yu bare ba nga xam ne même fa ma dëkk di Lour PDG bi mën fa ubbi aussi benn télévision loolu lu mën a nekk la parce que tamit loolu rek moo fi am beneen appel bi di lancer la population à ce que ñu jàppale entreprise bi nii parce que lii mooy département bu Koungheul parce que lii Koungheul moo ko moom am na loo xam ne suñ ko bëggoon véhiculer il faut ñu déplacer wu à l'époque dem Kaffrine dem Kaolack tey mu ngi nii ba ci suñuy tànk donc di leen jaajëfal di leen ñaanal kattan ak wér fi may jeexalee encore di santaat bu baax la population du département de Koungheul rawatina ndaw ñi encore pour leeral ñëwuñu pour jàppale benn doomu aadama ñëwuñu pour nekk ci ginnaaw benn doomu aadama li ñuy am ak li ñu animé mooy ñu fexe ñu apporter ay changement ci doxalinu département bu Koungheul donc di jaajëfal ñëpp di jégaluwaat encore bàyyi ci kàddu yi ma yëkkati fii parce que doomu aadama matul des fois mën nga wax kàddu yoo xam ne mën na blessé kenn mais li si jubluwee rek mooy pour defar pour leeral lépp lu si jub borom bi la lépp lu ci dëng si ñun la ñu ngi balu ak ñëpp ci weer comme ci mouvement bi comme ni ngeen ko waxee képp koo xam ne nii soxla na ci am lu gën a leer bala mu bëgg a adhérer ci mouvement bi mën na ma woo man ci numéro bi 77 929 53 48 étant chargé de communication mais aussi mun na jël le numéro du coordinateur tamit di 77 645
29 35. ñeneen ñëpp suñu leen jotee dinañ ko mën a jàllale à la base ci commune bu mu mënul doon. instant bi ñu nekk nii waxtu bi ñu toll ñu ngi wut siège mais amaguñ siège. mais suñu amee siège ni ñëwaat fii ci Xibaar Bambouck pour ñu gën ko teg pour nit ñëpp xam siège bi fu mu nekk. pour ku nekk heure boo fa bëgg a am soxla bala boo fa bëgg a dem mu gën la yomb. pooru sell yu ñu nekk nii jërë ngeen jëf. jërëjëf bi tey Cheikh lan ngay tëjee. voilà xanaa di santaat yàlla rek. waaye di la sant yow mi xam ne xamante ne bu yàgg. di la encourager aussi ci liggéey bi ngay def. parce que peut-être yenn saa yi ñu génn mais ba Dakar dañ lay suivre. yaa ngi def liggéey bu am solo. boo xam ne nii yaakaar naa loolu dara jiitu ko ci développement gox. ndax développement da ciy bokk aussi communication. donc ñu ngi lay encourager di la wax ne fi nga teg sa tànk foofu la. di jaajëfal aussi le PDG Mamadou Makhtar Sarr. di ñaan yàlla daal comme ni ko Biteye waxee entreprise bi yàlla dem ba mu nekk ay télé. ñëpp di ko seetaan mais tout dans le sens de développer le département de Koungheul. di woowaat ñëpp nag di tàllal loxo ñëpp que ne MEDK muy mouvement pour l'émergence du département de Koungheul taxawaayam mooy dimbale ndaw ñi taxawaayam mooy dimbale askanu département bu Koungheul waaye taxawaayam mooy fexe ba nga xam ne nii suñu département bi ñu dëkkee dina méngóog yeneen département yi loolu mooy soloy mouvement ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf Cheikh jërëjëf bi tey donc amoon nañ mbégte bu baax te dalal Cheikh Diouf bokk ci mouvement pour l'émergence du département de Koungheul ak ba bi tey nga xam ne mooy chargé de com yow ban poste nga ci yor. mooy adjoint. yaay adjoint chargé de com donc waxtaan bi neexoon na leeral ngeen askan bi tamit lan mooy solo su mouvement bi fan ngeen fas yéene jëm ak lan mooy attente yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy xaar ci mouvement bi mu doon lu am solo ñu amoon mbégte bu baax dalal leen fii ci édition du soir ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina ñiy bàyyi xel Xibaaru Bambouck ñu ngi leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.